nañ ne day yomb waaye foo ko tëggee mooy jafe dëgg la tribune yéene kaay ne njëndug roppalaan de avion présidentiel bu bees ba day waaw dama ne la werante ba saay bu ñu xëe muy gën di neewi ma nga yokku de parce que Thierno Alassane Sall nee na gis nga njëndug avion présidentiel bi lée vraiment mënuñoo tere lekk de te nekkul tamit farata waaw Thierno Alassane Sall yemu ca yow ndaw yaa ngi ni lée seen yaakaar tas cool suuf yaa ngi mel ni kon tullek man le bor bi nga xam ne kon moom la réew mi amee saay bu ñu xëe muy gën di yokku ñàkkub kaaraange gi am ci réew mi lée doy na waar sàccub jur gi nga xam ne moo am ci yenn ci ay gox-goxaan doy na waar bu ñu jugee naan ay avion ba le dafa màgget loolee ay mbirum caaxaan la njiital république des valeurs yamu ca tribune yéene kaay waaw dépense yu amul bopp amul génn la la wax te dara na kon da caa leerul lépp ci ndoddal sénégalais yi lée lii daa ñaaw sax indécent Abdou Mbow ci direct news ne adada dama ne la Macky Sall mi la jëndalul boppam avion Macky Sall président de la république bu Sénégal lay jëndal avion Abdou Mbow mooy wax de la tey moo yéene kaa ne en tout cas waa forum civil day waaw ñi ngi naqarlu lëndëm gi nga xam ne moo am ci jëndug roppalaan googe montage financier ba waaw Birahim Seck ne dama ne il faut que ñuy resté fii ci Sénégal laa la wax parce que bu doon wàllu njàngale mi la éducation gouvernement bi xaalis bi nga xam ne kon man ko cay def day gaaw yaakamti ne wàllu njàngale mi la def nañ ci lii waaw lan moo tax nag ba bu ñu jëndee weneenu alal lu ci mel ni avion présidentiel ci xaalisu askan wi la mais lan moo tax askan woowee duñ leen waxoon avion bi ñaata la jar looloo jar a laaj nag loolooy coow la Birahim Seck yamu ca ndaxte nee na gis nga buñ nekkoon ci ab république boo xam ne kon buñ respectante la waaw est-ce que sax danañu jaay ab avion boo xam ne kon dafa màgget et puis avion bi kan moo leen ne dafa màgget Le Quotidien yéene kaa ne xanaa xamoo leen ne Pointe Sarène googe amoon nañ ci client waaje daa fay juróomi milliards ba ci yàgg daal di xaaj waaw Tribune yéene kaa ne xanaa xamoo leen ne projet bi la amoon na France waaye Emmanuel Macron day 2017 waaw da koo mujj tekk suuf maanaam jëndaat avion bu bees président France kon da koo tegaat ca suuf nag laa la wax Hollande moo ko yëkkati woon waaw Bougane Gueye Dany day ci yéene kaay gi waaw nee na boo leen bëggee dëgg Sénégal day yelewaankat la woo xam ne bu am xaalis la sax un mendiant riche ndaxte ginnaaw nag ba mu jógee daw fu ne suñu bor bi lée nañ leen ñu ko jéggal waaw mais yow yaa nar a yoraat avion boo xam ne juróom-benn fukki milliards lay jar di tiim réew yooyee nga xam ne nag leen di yelewaan aya bi mbang sa talaako rus yow daal la loxo di yelewaan te yoru karaanga yoo xam ne toll na ci juróom-benn fukki milliards njiital gëm sa bopp ga day ne ko mais monsieur le président Macky Sall daa mel ni resté bokkul ak Sénégal ndey ak bàyyi waaw may wax ñu naan ñu ay secret défense alalu militaire la kenn warul wax ñaata lay jar waaye genre avion yooyee adduna bi yëpp xam nañ ne dana laal juróom-benn fukki milliards te du da ngeen di nëbb waaw da ngeen di nëbb waa continuer leen di nëbb waaye danañ xami lépp waaye monsieur le président xanaa gën a gàtt xam nga ne laataa ngaa jënd kon sa teraanga jooje di avion bi kilo ndawal day di yàpp juróom-ñetti téeméer lay jar léegi di 4000 francs te monsieur le président est-ce que xam nga ni saako ceeb bi jugee na ci 13000 dem ci 15000 ñetti junni lay jar non monsieur le président xam naa ne xam nga ko ndax ñàkk xam-xam lu goo xam ni moom nga bëgg wala di ko provoqué waaw ci trop tàngee coono woo xam ni kon moom la askan wi la di dund waaye xam nga ne bu dee lu diw lii na juróomi litre bi day jugee na ci juróom-ñeenti téeméer dem ci junni ak ñeenti téeméer allahu akbar laaj waa nga ca 60 milliards ya Bougane Gueye Dany ne ko monsieur le président Macky Sall xam naa ne kumpa la ne ak sa juróom-benn fukki milliards yi lée juróom-benni junni ak juróom-benni téeméer ci ay salle de classe yoo xam ne ay saket la ak ay grinting ak ay néegu ñax abri provisoire waaw boo ca defee fanweer ak ñett ci milliards yo loolu saafarawu ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar yi des dañ ci tabax juróomi junni ak ñeenti téeméer ci ay case de santé ci biir réew mi yëpp allahu akbar jiital gëm sa bopp ne ko mais monsieur le président Macky Sall est-ce que xam nga ni boo bëggee xaalis bi lée mën nga cee wutal ñaari millions ci ay doomu aadama liggéey ci wàllu mbay mi lée Bougane Gueye Dany ne ko monsieur le président Macky Sall ak sa juróom-benn fukki milliards yi nga xam ne moom ngay jëndee avion bi lée waaw mën nga cee defar lu tolloo junni ak juróom-ñaari téeméer ci ay forage yoo xam ne lu tolloo 450 000 ci ay tool diggante Jolof Kayoor Bawol Sine Saloum loolee doon na tax ba Moussa Dramé marchand ambulant bi nga xam ni ci manifestation 9 mars yi la ñu ko rey du jugee nag maanaam ca ndoofaanam gaay ngir ñàkkub dox ba dëkk ci réewu taax Baye Saloum te monsieur le président Macky Sall est-ce que xam nga ni sa oto bi lée marque may baax la muy jar moom la oto ministre France yëpp boo leen dajalee di jar allahu akbar te jarul sax ngay nekk nandite est-ce que xam nga ne benn oto ministre Sénégal benn oto kese mooy njëgal juróom benn oto ministre France Bougane Gueye Dany ne ko monsieur le président Macky Sall fa may daanelee xam naa ne sa avion bi lée doo ci dellu ginnaaw waaye bu yàlla defee ma fallu ci 2024 sa roppalaan teraanga ji danaa ko jaay ngir ñu saafara ci suñuy problème ñun sénégalais yi nga xam ne dañoo amoon yaakaar si sa yoonu yokkute gu doy waar googe nga xam ne tey moo soppeeku nekk yoonu yàqute Sud Quotidien ne ëttu politique bi day bokkuñu xalaati avion bi te jamono jooje waaw coow laa ngi mel ni dulleeg male ak élection locale yo ubbil enquête yéene kaay nañu xale yi day ñoo taxaw ne dañuy doon ay maire ñaf barke yu
yónnent bi fu laa jaay Dakar de Mamadou Ndaw 36 ans nee na candidat la ci mairie bu Golf laa la wax waaw Ndakaaru Ndiaye jël doom day élection locale ya kan mooy nekk capitaine APR ci Dakar en tout cas Abdoulaye Diouf Sarr capitaine bu légitime la de Amadou Ba leader la bu am charisme yor na xaalis de ca Aboubacar Sédhiq day mbaadu mooy 3e larron ba Tivaouane day am na borom léegi Direct News de Abdoulaye Ndiaye Ngallu day waa Tivaouane tànn nañ ko jigéen noo ànd defar ya nee nañ mooy seen candidat moom Abdoulaye Ndiaye moo Ngallu moomee waaw nee na bu dee wutal hôpital da baax Malick ay matériel wutal ay étudiant fu ñu dëkk jënd appareil échographie ci poste de santé Kër Massamba Sall bu dee loolooy ger ma xam ne danañ continuer di ger waat waaw woon Ndakaaru Njaay jël gi la Khalifa Babacar Sall ci l'Observateur waaw nee na daan na guma kenn laa la wax te kenn duma dégg ci débat candidature Khalifa Sall wax de évidence Sénégal de ca Diourbel day njaareem werante ak xeexe daal ak xuloo jeex na Dame Diop moom leen jiital Ndeye Ndiaye Atlanta nee na Zahra Iyane Thiam day une femme de valeur la Zahra Iyane Thiam jigéen boo xam ne daa gëm la muy def te nekkal fi askan wala caa oxfabli ne Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké wax na Cheikh Oumar Diagne lu bariwul parce que surtout Serigne Touba bi nee na xëy di attaqué ngëm-ngëmu doomu aadama ñii ne askanu murid nag mënoon nañ koo réglé ci lu gàtt lool waaye duñ ko def ndax askanu jàmm lañu en tout cas te kanamu Touba ba Serigne Touba njàmbarte dëgg la fa wane tribune yéene kaay Direct News ne teere nekk ca aéroport de commencé nañ leen a jaay de mardi dali l'Observateur de gis nga teere yooyu nekk ca aéroport Dakar gi lée xama ñaata lañ leen di jaay entre 80 ak 240 millions allahu akbar di lu nguur gi la de ngir financer projet 100 000 logements mi dégg nga de source ané grâce yi nga xam ni kon dañu koy accorder prisonniers yi Sénégal day am na loo xam ni daal justice mënu cee dara dama ne la ab vide juridique moo ca am dëgg la suñu tribunal bi lée am na ñoo xam ne dañ leen di xañ grâce présidentielle violeurs yi terroristes yi waaye boo bëggee dégg dëgg lenn mënu leen a xañ teraanga googee di wàllum grâce ay États-Unis ak yeneen réewu occidentaux yooyu day ay drogue ak ay mbirum pétrole ak yooyu moom duñ ko fooye moo tax ñun tamit suñu pétrole bi lée duñ ko fàtte de parce que suul gaz du ko tere xeeñ te 3e mandat dañ ko fi tere rek boo paree ma ne la alaaji tëj si ndajam conseil présidentiel bi nga xam ne dañ ko waroon waxtaane wàllum napp mi jàppale ne yàggatu daa dañ ko amal ndax gaañaa nga ca wàccaay la ni ki démb ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum napp mi chef bu service ak direction yu ministère bi ñu dénk wàllum napp mi amal nañu ak ndaje ngir xool nees mën a def conseil présidentiel boobee daal di taxaw jëwriñ bi ñu dénk wàllum napp mi nee nañu dana doon ab occasion ngir nag ñu amal ak ndëpp ci bànqaasu napp mi xool jafe-jafe ñu jànkoonte ñu tak saafara ay kàddoom moom Alioune Ndoye ñu teewlu ko. dañu am fii benn occasion extraordinaire pour justement def genre de plaidoyer waaye itam sans complaisance de diagnostic bu profond ci secteur bi pour génne lépp li nga xam mooy jafe-jafe boo xam ne tey moom la secteur bi di jànkonteel pour xool ñu def ci ay wàllu résolution ci suñu xalaat duñ ko liggéey ni mu waree dem ba ci quasiment natt ko ca lan la laaj ci wàllu doole maanaam investissement pour saafara mbir yooyu foofu nañu ni occasion la boo xam ne secteur bi waru ko en tout cas waru ko def. le député du peuple maa ngi lay nuyu. la bu baax maam. lu mu ci manti doon conseil présidentiel bi wàllum napp mi dana am di nekk nañ ci wàccaay li waaye it war na nekk nag occasion ngir ñu ndëpp li nga xam ne moom mooy ndapp mi ndax jafe-jafe yi bari na ci lool. ndaje ci hôtel maam mënul tax géej jur jën. loolu lu palpable la da ngay bàyyi géej gi mu am repos biologique nga bañ koo puer ci façon bu ñaaw. géej gi am jën parce que jën daf mën jaboot. jën daf mën a jur. mais boo jëlee géej gi jëfandikoo ko jaay ko ay bateau ak yeneen xeetu jumtukaay yoo xam ne taal fii ay bomb yu dàq jën yi ci côté bii nii nga mën leen a suñu géej gi dafa yaatu mais ni ñu ko nappee moom moo jeexal jën yi loolu moo tax suñu nappkat yi amatuñu jën boole ci maam ren li dee ci ay nappkat Sénégal dañoo bëri lool accident yooyu nag du ay gaal yu bon du ay géej gu sàmbaraax du ay moteur yu baaxul fi ñuy dem moo sori ba jéggi dayoo ndax di seet jën te moom loolu du mooy seen revenu loolu donc la ñu yaakaar gouvernement bi ndaje bi ak ñàkk ndaje bi yépp dañu dakkal yenn ci ay contrat yenn ci ay licence bayiwaat géej gi am repos biologique géej gi daal di amaat jën jàmm la ñooy safaanu loolee daanaka aajuwul ndaje taxul jën jur ci géej. ñu xoolaat doxalin gi wàllum napp mi licence de pêche yi. gaal yi nga xam ne nee na ñu yeesi la fibre de verre yi. yooyu yëpp ay jafe-jafe la ñu xam ne faw ñu waxtaanee ko. waaw absolument gis nga sëñ Mame Mbaye sunu borom dafa defal Sénégal
loo xam ni Sénégalais yi ci boppam xamuñu ko juste rek pour jox la benn exemple sëñ Mame Mbaye est-ce que xam nga Sénégal. bokk na ci ñetti dëkk àdduna yoo xam ni suñu borom moo ko téyel loxoom. yaa may dégg Mame Mbaye. maa ngi lay dégg bu baax. waaw Sénégal bokk na ci ñetti dëkk yi nga xam ne pays. yoo xam ne suñu borom moo ko téyel loxoom. Sénégal ci la bokk. Jérusalem ak Makka. yooyu suñu borom moo ko téyel boppam gis nga suñu code bi te benn ci misaal boo xam ni dëkk la boo xam ne suñu borom moo ko téyel boppam suñu code yi ñu am nii 700 kilomètres de côte yi Dakar jëm ba Cap Skirring mooy ci àdduna ce sont les côtes les plus poissonneuses au monde c'est-à-dire que ñun suñu code bi ci côte yi nekk ci àdduna bi yëpp côte bi moo fi ëpp jët ci monde c'est dommage et c'est malheureux très bien c'est dommage et c'est malheureux que li ñu yàlla defal ñun maanaam daanaka sunu autorité et sunu njiit yi xamuñu ko ba mu mën a jur loraange bi yëpp ci askan bi quoi. ñu wutali sa commune bu Waxinaan Nimzaat Njombe moo fa xew ni ki démb coow moo dox ci diggante ñaar ci ay ndaw kenn ki raxaskat woto la kenn ki menuisier la mu mel ni kon sa biir coow loolee soxum bal mu jëna saa juddu ba nag faatu bakken daal di say am mu mel ni Pape Alassane Si mi ngi toll si ñaar fukki at ak benn moo jël benn ngànnaay bu nekkoon cooto ba mu doon raxas mujj sox bal Pape Diaha bi moom mi ngi toll woon ci fukki at ak juróom-ñaar ba ñu ko yóbboo ca fi nga xam ne moom mooy sa police ba ndaw yi si boppam dañoo fax wutali fa ndax mbiri daf leen metti lool ñu teewlu sa ndijaayu ka ñu faat Jibril Mor Diaha bi lay wuyoo. pour jël foofu ay insectes maa ngi jël nii ñuy jégal bu baax ci qualité boobu lépp élément geneen njombe sa diwaanu Touba benn pandaw la ñaar fukki at sa la toll moom it dañu ko faat la tax ñu faat ko ba fii kenn xamagul ka ñu jàpp ni moom moo ko faat brigade bu Touba teg nañu ko loxo bu Touba Belel laata nag ñu ci ubbi ab enquête du ñàkk daan ci ànd ak Abdoulaye Diagne su suñu yeneen jotaay yu xibaar El Hadj Mouhamadou Mansour dañuy wutali sa Dougar foofee nga xam ne fukk ak juróom-ñeent ci ay ndaw xam nga ne dañu leen placé woon sous mandat de dépôt mujj nañu leen a bàyyi ndax coow la fa am seen diggante ak Pikok mu mel ni kon ñu ni mel démb lañ doon jàkkaarloo àttekat ba mu rek mujj teggi la nga xam ne moom lañ tegoon seen kaw ñu ànd a Cheikh Fatoumata Diop. Un mois ferme, c'est la peine requise par le procureur contre les 19 manifestants interpellés lors des manifestations de Dougar situées dans des... aca ñu jégalu mu ngoog El Hadj mu mel ni ñoom waxtu bi nga xam ne ñu ngi doon amal ab ñu ngi leen doon àtte sa tribunal ba mu mel ni ñu ngi leen waxtaan doxoon na si diggante waa Dougar waa Pikok sa gouvernance bu Dakar je pense xam nga préfecture ba démb ngir xool nan la ñuy waxtaanee ba déggoo mais dafa mel ni déggoo mu jëw saa am. waaw déggoo mu jëw saa am waaw foogoon naa loolu. foogoon naa loolu parce que dafa am benn titre foncier boo xam ne directeur général bu Pikop investissement présenté wane ko. muy benn titre foncier wala autorisation pour moom suuf soosu bàyyeekoo woon ci président Abdoulaye Wade moo ko signé woon. alors boobu 80 hectares la woon te ñun ñëpp gis nañu ni ñoom ñu ngi xëccoo 72 hectares li fa jëlee 8 hectares yi ci wàllu ñeneen ñu ñëw installé ci seen absence ñoom laataa ñoo ñëwaat. xëy na ñu rebattre ci suuf soo xam ni waa Dougar duñu ko nangu. alors li jaadu woon kilifa yi wàccaa sur le terrain balaa ñuy jàppandalal société bi muy lotisewaat di wut ay kër ñu xam fan la suufam yem bu fekkee am na lu mu mënta jël ci li ñu ko joxoon ñu xam ne loolu moom ñàkk na ko mais mu bañ koo dabaatal ci suufu askan bi loolu mooy yoon. askan bi bu ñu opposé woo itam foog ñu bañ diaboliser que dañu ñëw gaañ agent wala nangam gis nga amul benn civil. benn civil bu ñëwee tëb dal ci kaw agent souvent agent la ñuy yebal sur le terrain gendarme wala policier xëy na du maîtriser situation bi ful bi bon boole waale ko ci moom mu nekk victime mais Sénégal fii amuñu culture boobu di song ay gendarme wala ay policier amuñu culture boobu ba tax na descente bi fa gendarmerie def képp kuy nit kuy wàllu sàmm wàllu droit da nga koy dénoncer parce que rafetul bu ñu yeggee ci cëppaandaw ji lii ñu mujjee tey loolu moo jaatu muy ñu bàyyi leen te continuer di waxtaan te recadré waat étranger boobu nga xam ni dafa ànd ak Sénégal taxawal entreprise gis nga foofu bu ñu ko defee ay logement ñoom yu ñuy jaay ci seen business bopp ay nit daañu fa dëkk bu ñu ko deful ay logement ci seen business bopp ay nit daañu fa dëkk parce que dëkk yi ñooy màgg loolu kenn amu ci pexe comme bàyyi nañu leen nag
xëy na noppi nañu ngir sóobu si benn jotaay waxtaan. mais yal na am ay kilifa yu ñu may recadré te wax dëgg waa pick-up investissement. et comme bàyyi nañu ñooñu nag maam. damay continuer lancer beneen appel nañu bàyyi yeneen 20 jeunes yi nga xam ni. ci usine Karo ba lañ doon liggéeyee bi nekk Sindia. doon def manifestation ñu dàq leen ci fii ñuy liggéeyee ñu dem ci taliba ñu jàpp leen tëj leen. ñu ëpp ci ñoom korité ñu ngi ko defee ci biir kaso bi seen i doom solu wuñu seen i jabar togguñu ganaar te ñooñu loolu donc mooy seen faute manifesté nañu ndax ni ñu leen di traité ci usine bi. et inspection régionale du travail bu Thiès nee na condition yooyu baaxul du condition bu ñuy liggéeyloo nit. léegi ñu ngi interpellé kilifa yi ñu génne ñooñu ci kaso bi semaine bii passé la am seen i collègues yi dem di leen seeti accidenté dee ci yoon bi. moom mooy usine Karo chinois. waaw bi nekk Sindia. mais usine Karo boobu li muy yàq ci Sénégal xanaa gouvernement bi yëguñu ko. li muy yàq xanaa yëguñu ko. li ñuy maltraité nit yi y a des jeunes yoo xam seen baram dagg na. am na ñoo xam ne ngay jékki-jékki daanu dee. ak yeneen façon feebar ndax produit bi ñuy liggéeyee. te bëgguñu kenn ëgsi fa. mais usine boobu njombe gi muy def na ci gouvernement bi wax te ñu libéré booy yi nekk ci kaso bi. ndax dañ doon def manifestation donc li lay waa suli ëpp na un mois. wàllu dugaar buutu bi ba tey xam ngeen ne démb seen waxtaan bi du ñàkk peut-être amuñu ci élément. mais dañ leen proposer beneen site tampon. jot nañ ko fa waxtaanee mais ña nga xam ne ñoo doon représenté askan wi nee na faw ñu dellu waxtaan ak ñoom. ba pare parce que li ñu la leen waxtaanee foofu dafay firndee ne site ba waa Picok di xëccoo daa mel ni ñoom ñoo ko moom waa Picok. waa Picok ñoo ko moom. waaw mais foofu sëñ Mambay ajjuma bële passé seetaan naa émission jàkkaarloo. directrice communication Picok. ak ndaw si défendre Picok. ba ñu waxee ma déglu leen. mandataire bi waaw mandataire bi man affaire dama ci gis beneen affaire. parce que femme bi nee na Picok ki ko moomoon il s'appelait Maguette Diop la wax. waaw Maguette Diop la wax. nee na kooku moom moo ko jaay moo ubbi disons moo ko jaay naar yi quoi quelque part parce que moo jaay action yi sous formule bi ñu tudd ouverture de capital. maintenant su boobu amee souvent léegi de Dugar victime nañu Picos victime nañu. c'est-à-dire fii dafa am benn genre détournement d'objectif parce que Ablaye Wade président Ablaye Wade. 2010 bi muy def projet boobu dafa newoon une famille un toit. donc foofu dafa mel ni sax dafa am genre enrichissement sans cause parce que yow mënuñu la ñëw ñu ni dañuy def benn programme d'habitat social ñu jox la ay terre nga wëlbati ko di ko jaay. waaw même su fekkee sax da nga naan da ngay ubbi ay capital parce que yow même bu fekkee da ngay ubbi ay capital sax yow da nga war a nekk actionnaire majoritaire parce que projet bi nekkul projet à vocation de profitabilité économique mais versant social la man pour man li ñu def ni mooy état bi am na possibilité sax dénoncer contrat bi parce que programme social la woon. donc monsieur Diop boobu ñu ko jaayoon amul woon droit di ko jaayaat keneen parce que loolu day nekk enrichissement sans cause. moom lenn la mënoon am soit su fekkee il a les capacités de construire des logements sociaux ñu jox ko terre su fekkee amul capacité bu mu ci dugg et d'autant plus que monsieur Diop boobu ñuy wax moi je le connais sama doyen la moom am na société buy construire bu tudd Sagef. kon ba léegi la société Sagef bi nekk fii Yoff. dafay def construction et quand j'ai entendu la dame. Sagef n'existe plus Sagef hélico moo existe ak assurance hélico. waaw pas boobu muy wax nag moom Sagef moom hélico. moo tax bi femme bi waxee mu ni ñun on ne fait pas dans la construction mais on fait dans la promotion. très bien mu ni ñoom ils font dans la promotion immobilière mais j'ai dit que mais pourtant certes Picok mën na def promotion immobilière mais il n'en demeure pas moins que pas bi moomoon loolu mooy Sagef hélico am na société de construction. léegi pourquoi moom jëlul société boobu Sagef mu construire cité yi mu jaar action yeeg yooyu donc pour man Picok victime la Dugar victime la état bi na xoolaat dénoncer waat contrat bi s'il le faut et puis peut-être même topp. sëf la ko bënn ma nga ca biir ci wàllum yoon sax la ñuy desandi tribunal bu grande instance bu Mbour démb la ñu doon àtte mbir yi xale boobee nga xam ne Doudou la daan wuyoo ni ngeen ko gisee nii ci télé bi mu mel ni moom la bàyyam la ñu waxoon ne moo ko paasal ngir mu dem Espagne mu doxe fa ñàkk bakkanam ci géej gi la mujjantaloo sa layoo ga nag Lamine Gueye ñaari ati kaso la ñu koy tëj Omar Gueye moom dañu ko bàyyi Doudou moomee moom nag dañu koy ndàmpe lu toll ci genn wàllu million ni dommage ak intérêt. wàllum ndox mi dañ leen ko waxee ci ndorteelu bi la jotaay xibaar démb jëwriñ bi di Serigne Mbaye Thiam dafa demoon sa kër ga waa Sen'Eau ngir nag doon seek waxtaan ak njiit la ci boppam liggéeykat ya morso yu xonq la ñu ko teertoo fulaalu leen faalewu leen terewul nag liggéeykat ya nee nañu seen ñaxtu boobee duñu ko bàyyi lu dul dañu am la ñu bëgg ñu ànd Cheikh Alassane Balde Babacar Sow.
mu nga ko jàppandeegul mu mel ni ko mën nañ ci wax ba tey ci Sen'Eau El Hadj Serigne Mbaye Thiam de ba mu ñëwee fekk leen ñu takk seen i morso faalew leen waaye ñu ni mel nag nee nañu xeex bi duñu ko bàyyi. Sen'Eau li mu nekk bu continuer Sénégalais lay neex. yow mën nga ñëw ci ab dëkk bi nga ñëw cartable nga indaale sac fekk nga lépp ok sac ndox mi nga koy jëlee ci S2 di ko jox Sen'Eau kayit dong la woon contrat mais kayit boobu nag dafa am valeur parce que li ñu ci defoon mooy yokk qualité ndox mi quantité ndox mi wàññi njëg gi alors tubaab boobu bu demee ba ñi mu bokkoon di liggéeyal mu continuer xeebeel ga mu leen xeeboon parce que dañu leen a ngemb bul fàtte ni liggéeykatu SDE yi laataa ñu koy privatiser am na benn pourcentage bu ñu doon demandé muy liggéey travailleurs SONES yi gàntal leen pourcentage boobu comme ay action xawoon na tardeel lu bëri ci ñu signé contrat boobu xawoon na indi ay jafe-jafe sax ci ñu bloqué woon ndox ba consommateur yi doon ko souffrir bu ñu agsee tey ci niveau boo xam ne même liggéeykat yi xam nañu ni gestion bi baaxul mais saka consommateurs yi dee nañu te Sen'Eau souvent même seen communication bu ñu lay répondre sax da ngay xam ne ñoom dañuy wax malgré mais xam nañu li ñuy wax amul di la wax ay côté bi ñaari tali dafa am montagne ndox mënut a yéeg di la wax ñu ngi bënd benn forage Ouest Foire xanaa ñoom seen forage yi du noppi et wax ma ban dëkk wala ban cité moo am mbégte ci Sen'Eau mais Sen'Eau bi ñu leen di jox ndox mi gouvernement bu Sénégal yaa xayti mu laa na xanaa du pour satisfaction population bu Sénégal mais population amuñu satisfaction ci Sen'Eau xanaa contrat li ñu ci xamoon kay mooy yow contrat bi li nga ma waxoon mënoo ko remplir mais nañ xool indi solution pour dindi contrat bi mën a jeex mais kon Sen'Eau kenn du ko dañ koy bàyyi mu continuer ak ñun nii di ñu teg li ko neex li desoon ko néew ci kaw gi muy waa OFOR doon ko gérer maintenant ñu jël ko jox ko ay Canadiens Aquatech da nga doon am ndox 24 heures sur 24 maintenant dañu koy séddale zone bi dañuy am le matin zone bi ñu am le soir mais tubaab bi ñëw jël suñu ndox mi ni ko ñiib téye ñun ñu dëkk Sénégal am ndox mi moom ndox mi amuñu ci benn dogal ci kanam tuuti xam nga waa Sen'Eau fu ñu jëm ak ñun personne n'a le droit de gas benn forage ci biir këram pour alimenter boppam ndox parce que dañuy dem ba foog ne ndox mi nekkatul yëfi yàlla ñoom ñoo ko moom et mi ngi suñu kanam pour nga amati forage sa kër di nga demander autorisation parce que léegi pour nga def abonnement am na papier yu la Sen'Eau di laaj yoo xam ne ça n'existe pas amul ñun xamuñu ko quoi xamuñu ni papier yooyu dañu koy ute ci quartier yi c'est-à-dire xeetu extrait yoo xamante ni bi kenn xamul lan la tudd gouvernement bi ñooy complice ci Sen'Eau li muy teg Sénégal yi ndax yëg nañu ko te mun nañu koo teggi wàcce ñu àddu jëmale ci wàllum njàng bi ak coppite gi ñu bëgg a andi ci examen yi nga xam ne mooy examen fin d'année bi mu mel ni kon dañu bëgg a dàq li nga xam ne moom mooy jongante yi loolee nekk sàkkutee fukk jàngalekat yi ndax dañoo gis ne bëri na ci ay waxtu yu nga xam ne ni ndongo yi demuñu woon sa classe ya ndax jàngoroy coronavirus bi waaye Union démocratique des enseignants et enseignantes du Sénégal ñu ngay rafet lu nu mel bu fekkee rek dañu bëgg lépp aw ci yoon du ñàkk Abdoul Aziz Sow Dabakh ma ñu sekkal waxtaan daañu si àndax moom si sunu yeneen jotaay yu xibaar bi la yoon dañuy àndax Assane Ba ñu àddu jëmale ci coowal avion bu yees bi nga xam ne moom la ñu jënd nga xam ne coow li bari na ci lool mu ne avion la bu nga xam ne nii l'armée bi mënees nañu wax ne ñoo def li nga xam ne moom mooy njënd mi buñ sukkandikoo ci yenn ci ay kaddu mu mel ni kon dépense la bi nga xam ne nii waa parti démocratique sénégalais rafetlu ñu ko buñ sukkandikoo ci Assane Ba membre bu comité directeur ñu teewlu ay kàddoom ak dañu jokkoo moom ci téléphone. waaw li ma ci am rek mooy mbetteel ak gàcce avion baax na trop waaye nag ci réew mi toll ci ñàkk ak ndóol priorité bi tey dafa waroon dem ci njàngum xale yi nga xamante ni ñooy fi di toskare duñu mën a feeku seen bés lu dul di jàmbarloog alkaati buntu université priorité bi tey moo waroon nekk ni ñàkkum xëyu xale yi priorité bi tey moo waroon nekk tey ñuy lijjanti hôpitaux yi ba ku feebar mën a faju te du seer priorité bi tey mooy chômage bi nga xamante ni moo tax xale yi fippu toskareen leen ñoom ñëpp ñu sonn ñu jël gaal yi di dee ci géej gi ñu arrêté loolu lañ doon xaar ci gouvernement bu Macky Sall ak ñooñam kuy boot muy cëkk doo ci boole gamba jafe-jafe yi nga xam ne Sénégal mu ngi koy jànkonteel boolu jàmbar lu fees dellu mu ennu loolee waroon na ko doy sëkk ngir mu bañ a jënd ab geneenu ko roplaan loolee moom la njiital gëm sa bopp Bougane Gueye Dany dëxëñ si ab bataaxal ñu teew lay kàddoom moom. Sénégal di yelwaankat bu bëri koppor lool di kàddu yi nga xamante ni nag di njiital mouvement gëm sa bopp daal na koy yëkki ngir naqarlu ndogal bi njiitu réew mi jël jagleel boppam ab avion présidentiel ñu xayma ko ci lu toll juróom-benn fukki milliards ci sunu koppor Bougane Gueye jàpp ne nag lu nu mel xel mën a su ko nangu ci jamono ji nga xamante ni moom ci boppam rek mu ngi yëkk kàddu fu ne di sàkku rek ñu daal di baal suñuy réew boor bi nga xamante ni moom la amel ci jamono joojee mu fas yéene naaw ci jaww ak avion bi nga xamante ni mu ngi ko jënde lu toll ci juróom-benn fukki milliards ci sunu koppor ana lan la njiitu réew mi di nëbb gannaaw bi nga
xamee ni ñoo lank ndaare tëdd ci suuf ne ñu siiwal njëgu boobule avion jamono joojee sax askan bi moom nekk ci ay jafe-jafe yu métti gannaaw dund bu seer moo xam ci ceeb suukar diwlin yàpp daanaka lépp daal di yokk jural jafe-jafe ju tar askan bi moo ne lu nu mel nag mu mel ni njiitu réew mi yëngalu ko benn yoon juróom-benn fukki milliards yooyu lee mënoon na ci tabax lu toll ci juróom-benn junni ak juróomi téeméer ci ay salle de classe jeexal tàkk ci réew mi abri provisoire yi ak 27 milliards dong mën na cee tabax lu toll ci juróomi junni ak ñeenti téeméer ci ay case de santé ngir faj askan bi naka noone mun naa fexe ba lu toll ci ñaari millions ci ay ndaw mën a am xëy ñeel wàllu mbéy mi ak junni ak juróom-ñaari téeméer ci ay forage mën nañ koo tabax ci jamono bi nga xamante ni askan bi maral mu ngi leen di bëgg a xëy Bougane Gueye Dany firndeel ni boobule avion dana ko jaay ngir daal di faj soxlay askan bi bu fekkee nag tàbb nañ ko président ci atum 2024 bi ñu dëmmal. Alassane Balde premier vice-président bu pencum ndawi réew ma andi na ak tontu moom Abdou Mbow dafa xam ne kon avion bu yees bi ñu jënd ak yaxanaan la ndax bi fi nekkoon dafa màgget lool bëri woon ay dépenses kon jënd bu yees moo gënoon li mooy ay kàddoom. jafe-jafe yi looloo tax président ne nañu jënd avion parce que di louer avion saa bu président di tukki wala nga jël avion bu màgget bi fi nekk di ko révisionner loolu alal ji muy indi boo dee xool mën naa jënd ñaar ba ñetti avion sax lii dafa doon loo xamante ne lu am solo ba pare ba ñuy enclencher procédure jënd avion bi 2019 kenn waxagul waxu coronavirus. nit ba pare budget ministère des forces armées foofu la ñuy jëlee alal ji nga xam ne moom la ñu fayee avion bi parce que dégg naa ñenn ci sama collègue yi naan non assemblée nationale autorisé wuñu président pour mu jënd avion boo nekkee député nekk kilifa ñu jox la baat balaa ngay ibbi sa gémmiñ di wax loo xamante ni maîtriser woo ko je pense que nga laaj ba pare ñu wax la nga doog a wax. ay ci la député du peuple Siré ne na boo borosee nga abal man non Siré amul ay ci jëndum roplaan bi Abdou Mbow loolu la tontu nee na yaxanal la de parce que bu fi nekkoon màgget na lool donc jënd bu yees moo gën. ñu féete Macky Sall dañ naan jënd bi mënut a ñàkk. ñu féetewul ak moom dañ naan du farata. ñu féetewul ak kenn nag. lu ñuy wax boobu moo am solo. comme léegi Sénégal moom amul juste milieu. moom boo waxee lu méngoowul ak li ñu xalaat rek ñu ni yow politicien wala dafa am foo féete. et loolu dafa bokkoon ci propos yi Macky Sall. soit avec moi ou contre moi. mais mun nga nekk doo ànd ak ñoom te doo leen contre. te sa wax mooy ëpp valeur ci événement yu mel nii Sénégal Macky Sall daa génn matul ñaari weer ci ginnaaw ñu dégg naa seen jàmbat mooy xale yi dañoo ndóol mooy xale yi dañoo am liggéey semaine bi passé ay ministre am ñëw proposé ay ndaw liggéey ñu foog ni liggéey la pour tabax avenir démb ñu indi leen liggéey yu jëmbat garab liggéey def ay pavage liggéey contrat wu 2 ans xam nga loolu joxul benn ndaw espoir ñu xalaatoon ni tey Sénégal lu bon war nañu tabax ay unité de production surtout ci wàllu alimentation bu ñu waxee ay unité de production dañuy foog ne ay gerte wala ay dugub wala ay segal non lépp loo xam ne lu vert la Sénégal mun nañ ko transformer wàllu aliment moo xam nit wala aliment moo xam bétail muy koom-koom gu des ci biir dëkk bi mais boo xalaatee ni yow doxinu kàkkatar bi nga am biiru jinax li nga am doy na la sëkk. wala nga xalaat ni yow yaa war a dund luxe ñeneen ñi waruñu dund luxe réew mi warut a développé dafa am benn côté rek booy xoole et Sénégal yi dañu war a génn ci souffrance ak ndóol gi ñu nekkee avion boobu même bu nekkee farata mais guddi yi ñu toll ci mbas mi ba fàttali nëgën si daaw ñu ngi yalwaan Sénégalais yi pour dajale lu ñu jënd ay macaroni ak diw jox ko Mansour Faye mu séddale ko nëgën si daaw 1 an rek nëgën si daaw tabaski kenn bougéwul nëgën si daaw kenn julli jiwu sa mbokk nëgën si daaw nit ñi seen papa seen tonton ñu ngi dee kenn mënul dem ndax Covid 19 1 an rek ci lañ toll nëgën si daaw Sénégal a ngi dund ci coono bu méttee métti boobaak léegi ñaata nit la ñu dàq ci seen bérébu liggéeyukaay ay junniy nit ñaata entreprise ñoo tëj kenn xamul lan la toll nëgën si daaw bul fàtte ni élèves yu bëri ñu ngi toog seen ay kër donc li ñuy planifier di ko càmbar bi at mi jeexee croissance économique Sénégal gis nga ni mu nërmeeloo daanaka li ci wàcc kenn xamul lu mu toll ndax ñu ni Covid moo fa jaar mais Covid boobu kay mënoon naa repousser waat jënd roppalaan gi ba ci kanam ba ñu président jënd roppalaan de parce que nag am réew dafay am sécurité président mais dama ni moment bi ñu tànn baaxul
moment bi nga xam ne Sénégal am na lu ëpp juróom benn junni abri provisoire muy ay écoles yoo xam ne sàqet la Sénégal des ci réew yi nga xamante ni bii téeméeri élèves ñooy nekk ci benn classe Sénégal tollu réew mi nga xam ne ren nee nañu daañu recruter juróomi junni jàngalekat nee nañu yoo xam dañuy jël 2000 année bi jël nii kon xam nañ jàngalekat yi doyul maa ngi wax ak benn jigéen bax ki démb mu taxaw sama bundu kër di jooy dinaa ko jooytul ci rajo bi pour fa mu nekk à 103 kilomètres de Ourossogui day tiim ay jigéen yu am doom di dee te du ci mën dara di ma nettali bay jooy yu metti jigéen ñaa ngi dee ndax amuñu leen évacuer benn collègue journaliste la magam mu ngi taxaw ci hôpital fii Dakar barki démb feebaru solal ko ay masque ak diggante jënd ordonnance ñu koy seetaan ba mag ji dee mu koy dénoncé ci rajo yi ak ci télé te journaliste la nga xam ni amul lu mu ciy sos parce que mûr na vacciné na xam na bu baax moom li muy wax et li ci gën a doy waa ordonnance su benn malade bu dee ba noppi la ñu jël moom jaayaat kooku pour magam cey yàlla la arnaque yi nekk ci Sénégal yooyu yëpp bu ñu fi dajee nag njiitu réew mi xam naa ni bokk naa ñun métit wi waaye teewul jënd na rappalaan yal na ko jig tam rappal ko d'accord nga si jënd bi waaye est-ce que ci waxtu bi la ci jënd bi ci waxtu bi sax d'accord naa ci waxtu bi xam nga lu tax problème bi nekkul ci jënd bi problème bi dafa nekk ci jëfandikoo bi su fekkee yow da nga jënd affaire bi ba pare def ko investissement de luxe su boobaa kon jënd bi baaxut mais su fekkee da nga jënd ba pare def ko un investissement productif jënd bi baax na xam nga lan laay tuddee investissement de luxe mooy sunu réew yi fi ñu toll nii mënuloo jënd avion lu toll noonu nga jël ko gaare ko bàyyi ko fële di fay frais d'entretien mu mën fa toog par exemple 2 weer ba 3 weer du daw boobu investissement de luxe la naam suñu économie attanu ko par contre su fekkee da nga jënd avion bu mel nii nga boole ko ci sa flotte muy daw ci ligne commerciale di la dugal rentabilité financière su président bëggee ñu jël ko mu yóbbu ko indiwaat ko delluwaat ci flotte bi di daw su boobaa mu investissement productif la am na njariñ ma joxaat la beneen exemple président Bougane mi ngi expliquer di def ay énumération mais tey man su ma doon def décideur politique moo war a def benn choix politique nee na nañu dem tabax case de santé école primaire moi je préfère dem jëndi avion bi dans un premier temps que dem tabax kii bi xam nga lu tax su ma jëlee montant boobu lu toll 60 milliards ma dem tabaxee ko abri provisoire après xaalis ba fa lay yem jeex na mais par contre su ma jëndee avion bi ñëw muy daw di def dessert dina ma jural fond boo xam ni non seulement dinaa mën a tabax lii dinaa mën a tabax lii ba mën a tabaxaat leneen non waaw tabax infrastructure tey waaw tabax génération future bu am solo boo xam du am sàcc du am agression du am violeur du am ay voleur mu ëpp solo te loolu mënuñu ko amee ci lu dul tabax ay école yu baax pour suñu doom yi jàng bu baax bu ñu xool infrastructure tey bi non wax man duñ tabax école de déedéet duñu wax de question de temps la c'est-à-dire yow tey ji boo amee 60 milliards ma expliqué nga am 60 milliards ma am projet 60 milliards dama ko war a investir ma am ñaari choix dama war a tabax école tey wala dama war a jënd avion tey xanaa nga fi nekk ba faaw yow defal li nga def tey bàyyi nga Sénégal ki deuxièmement parce que fi mu toll nii man maa ngi koy analyser du point de vue d'un choix économique c'est-à-dire que man je préfère investir ci benn affaire boo xam ni daf may jural ay rentabilité yoo xam ni au-delà de loolu ma doon taxaw peut-être que waaw loolu la ko bëgg a dugal foofu laa doy non troisièmement te foofu rek lay daanelee fu ma d'accordul trop ak président Bougane c'est quand il dit que moom suñ ko falee président bu ñëwee dana jël roppalaan bi jaay ko non parce que état moom ak kër ñoo yem kër boo bëggee mu soqaliku doo jël bagage yi nekk ci kër gi dem di ko jaay da ngay dem wuti ay bagage ci ñëw dugal ko ci kër gi comme jënd nañ ko ba pare moom bu mu xalaat jaay ko mais na xalaat nan lay développer richesse ba dugalaat leneen quoi peut-être soxlawuñu président soxlawul avion mais que ñu comme ni nga ko waxee sànq ñu jël benn avion ba nga xam ne ce sera à la disposition du président de la République donc 60 milliards moom dafa ni bu ñu ko falee dina jël avion bi c'est son droit jaay ko moom wax ni peut-être que mën na nekk benn choix boo xam ni c'est discutable parce que kër ak réew mi ngi mel ni réew doo jël matériel lu kër gi di ko jaay su boobaa kon kër gi ci ndóol la jëm da ngay consolider matériel kër gi nga dem wuti yeneen matériel ci biti nag ñëw voilà waxtaan bi neex na lool mais temps bi nag dañ faf nag xaabaabal nañu waaye dañuy jàll si ñaare lu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon
bàkk ba ji borom Jam City ak Duga daal di teew Pape Manta maa ngi laa nuyu. maa ngi laa fay bu baax a baax. ñu koy door ak jongante footballu tefes gi ci réewu Afrique yi mu mel ni kon deuxième sortie bi sunu gaynde yi tey jii la. waaw tey jii ci ngoon lay doon nag bu nag juróomi wax jotee ba tegal fukki simili ak juróom foofu ca Saly Beach Soccer Sénégal nag fas yéene ci laale ak Tanzanie Sénégal nag di fàttali ni moom ci génnam gu njëkk ci boobule compétition moom moo daanoon équipe bi di Ouganda juróomi ball ci benn ba tax na nag waxtu bi kon moo nekk ci bopp groupe A bi kon tey jii nag dafa bëgg rek confirmer nag lu jëm ci boobule compétition bi nga xam ne moom bokk na ci favori yi ñu jàpp ne nag ci boobule compétition tamit ñii di waa Tanzanie nag moom kii di Ouganda moom moo ko daan ci nag ñaareelu génnam sax ñeent ci ñett kon ñu jàpp ne kon Tanzanie nag tey la war a nag jouer match boo xam ne match bu décisif lay doon ci ngir nag lu jëm ci wàllum compétition bi ci groupe B bi nag di fàttali ni waxtu wi kon Mozambique moo nekk équipe bu njëkk qualifié jëm nag ci Coupe d'Afrique bu beach soccer ndaxte Mozambique moom dafa daan ni ki démb waa Maroc ñaar ci benn mu nekk ñetteelu nag victoire am ci bile compétition kon ñu jàpp ne sax kon tey jii ci ngoon nag groupe B bi ñoom tamit match bu am solo dina dox ci diggante Égypte ak Maroc loolu nag bu 16h15 jotee lay doon di fàttali nag équipe bi di Seychelles moo nekk équipe bu njëkk a éliminé ci compétition bi ñetti victoire ñetti défaite la ci am ci boobule tournoi. wàllu basketball lañu yàddu jëmale mu mel ni sa Linguère taxawal nañ fa Jolof Academy Club. oui Jolof Academy Club na ñoom nag dañoo bëgg def seen kéem kattan ngir suqali lu jëm ci wàllum basketball foofu ca diwaanu Linguère ci noonu dañ ciy teewlu seen coordonnateur di woo ci Cheikh Sadibou Koumé ci leeral ak Mas Ndiaye. motivé ba ñu créé club bi nag mooy que ne dañu gis ne Linguère ñun ñoo doon basketteurs yi fi nekkoon te amuñu woon ndimbal amuñu woon jàppal léegi nag puisque sunu grand frère yi dem nañ amuñ ku leen jàppale ñun ñu ñëw amuñ ku ñu jàppale ñun ñu xalaat ne dañu war a dundal basket fii ci Linguère parce que ku ne xam ne daf fi xaw a dee loolu moo ñu motivé nag ba ñu porté affaire bi bëgg a dimbale suñu petit frère yi nga gis nii bu ko defee ñoom ñu mën a bénéficier wu un peu ci li nga xam ne ñun amuñu woon chance su bénéficier ci quoi. am nañ ay jafe-jafe nag jafe-jafe yi bëri na boo xoolee état wu terrain bi nga xam ne suñu premier jafe-jafe mooy local boo xam ne ëllëg ci biir suñu waroon a am pour accueillir ay nit dana leen fa dalal mooy terrain bu njëkk. am nañ ay difficulté aussi ci ay ballon yu baax yor nañ ay bal mais dañ ci débrouillé wu rek yor ay bal nii mais bal de qualité donc yoruñu ci yu bëri donc dana baax aussi ñu am ay gars yu ñuy xaw a sponsorisé wala ñuy aidé ci maillot ci terrain. ayca ñu yàddu jëmale ci 12e gaynde bi nga xam ne ñoom gaynde d'or la ñu bëgg a amal dimanche. waaw dimanche nag la ñuy amal prix gaynde d'or bi nag di fàttali ni boobule cérémonie ren ji nag dañ ko fas yéene jagleel personnel bi nga xam ne ñoo nekk ci ministère de la santé ak action sociale ak képp nga gis na daal jàppoon na nag ci xeexuk mbas mi di Covid 19 ba tax na sax ñoom 12e gaynde dinañ jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi bu 10h jotee foofu ca makkaanu maison de la presse ñu fàttali nag ne boobule association ñoo ko taxawal ci atum 1981. 12e gaynde nag moom moo fas yéene nag ànd ak équipe nationale yi fépp fu ñu nekk rek ngir nag dooleel leen ci compétition yi ñu bokk. final Europa League. war a dox si diggante Manchester City Manchester United. ak Villarreal. waaw tey jii nag ci ngoon lay doon bu juróom-ñeenti waxtu jotee foofu ca Gdańsk ca Pologne mu nar a nekk nag final gu am solo bi nag mooy 50e édition ci histoire coupe bu UEFA waaye nag bañ ko soppee tuddee ko Europa League ak léegi bi nag moo nar a nekk fukk ak ñaareelu yoon bi mu nar a nekk nag jogante gu am solo ndaxte Villarreal moom nag dafa bëgg nag xeex titre bu njëkk jëm ci bile compétition ak leen tàggat nag moom miin na bu baax a baax bile compétition Unai Emery moom jël na ko ñetti yoon ak FC Séville di fàttali nag final sax bu mujjee dem Arsenal moom ci jamono yooyu moo ngi yoroon Arsenal man Chelsea moo ko daanoon 4-1 kon ñu jàpp ne moom am na espoir nag ngir créer exploit ci boobule compétition Manchester United moom ñaareelu nag trophée lay xeex ci Europa League bi ndaxte bu ñu fàttali ko ci atum 2017 moom moo ko jëloon mu nar a nekk final boo xam ne nag lu toll ci 9500 spectateurs